waaw kooku day fayal Macky Sall léegi il faut léegi ñu jox ko bong ñu fay ko il faut l'engraisser après politique boobu moom moo war di continuer Sénégal moom parce que Richard Toll la nekk Macky Sall bu fa ñëwee ak ay ñoñam nañ leen moom moo leen doon fay hébergement moo leen doon jox ñuy lekk ñuy ñaan après léegi ñu ne woy nañ ko jox président assemblée parce que jege na leen seen xarit yi waaw loolu mooy lan léegi kon ku participer mu ku ne da ngaa war a séddu dëkk bi noonu nañ ko war a def tongee ko jël lu toll ni président assemblée nationale nga xam ne c'est un poste éminemment politique nga jox ko koo xam te ne kii kenn xamu ko bu dee militant d'accord bu dee responsable d'accord mais ñun nañu wax ñun ñëpp parcours waajeeg ci wàllum politique en termes d'engagement et tout ki nga xam ne taxawal na Macky Sall muy guddi muy bëccëg muy noor muy nawet kan la fi gën a am engagement boobu quand même am na loo xam ne mënul continuer et c'est ça li nga xam ne war nañ ko xeex dans ce pays là boole di bay baabul di dundee mënul continuer après dinaa ñëw nag ci comportement ñoom Barthélémy Dias ak ay Guy Marius Sagna voilà Mamadou Fofana dafa xam lu am solo ci Aminata Touré tamit bukki bu yebbee waxambaane ci doxin bala donc yaakaar naa ne bu ko Aminata Touré nangoo it ci moom rek la engagé donc nañu waxante dëgg rek bu fekkee au charbon bu fekkee xeex jot na moom la ñuy engagé moom mooy jiital xeex bi bu maanaam récompense jotee ñu daal di ko jël écarté ko dem récompenser ñeneen kan moo gën a méritant que Aminata Touré ci biir Benno Bokk Yaakaar gannaaw ba mu porté combat yu bari waaye bu récompense jotee ñu écarté ko ne moom bu ko nangoo tamit amul problème. non amul lu mu dajul Aminata Touré même bu dul campagne bii sax li nga xam ne mooy campagne bi mais Aminata Touré yàgg na xeex front bu jotee moom mooy dem front encaissé façon coup bu ne waaye bu récompense jotee ñu jël ko tekk ne andi ñeneen démb surprise la si ñoom ñu andi leen Amadou Mame Diop mi nga xam ne ñu si bëri assemblée nationale boobu gëm naa ne fa lañ amee information bi ñu si bëri koo si raajoon député yi ne leen kan la ñu andi ñoom dañ naa xamuñu ko bu fekkoon Aminata Touré xam na ko bu yàgg kon du ñëw assemblée nationale kon du ñëw ba foofu di budde bu fekkoon amoon na information bi yàgg jarul mu ñëw foofu di budde bu fekkee xamoon na ko bu yàgg ñëw ba assemblée nationale def nu mu def ni di budde kon dafay def spectacle kan buzz lay wut parce que xamoon na ko bu yàgg ce qui veut dire que foofu la ñu amee information bi donc ñoom ci boppam peut-être en militant discipliné ñoom ñoo accepté jouer loolu ça n'engage que donc lu mu ci manti doon non Birahim Touré après dina ci ñëwaat ci commentaire yi fii. tax ma bëgg kii. sànq le micro n'était pas bon mais je veux insister sur une chose Amadou Mame Diop ne m'intéresse pas. N'intéresse pas les Sénégalais. Mimi Touré n'intéresse pas les Sénégalais. Xam nga lu intéresse les Sénégalais l'attitude de tous les députés à l'Assemblée nationale et l'origine de cette attitude à l'Assemblée nationale. C'est ça le débat. C'est pas Amadou Mame Diop ndax il y a une discipline de parti. Son parti, le président de son parti a choisi. Ils ont tous voté pour le choix du président de son parti ou de sa coalition. Wallu, même me terminer. Wallu, parce que même me terminer. Laisse-moi terminer. Tu as parlé. Tout à l'heure, le micro n'était pas bon, mais j'ai quand même la possibilité de revenir sur moi, mon opinion, parce qu'on est là pour chacun. J'aurais sa opinion par rapport à une situation. Ça a toujours trait avec la revue de presse ou la revue des Unes. Pour moi, le débat, ce n'est pas Mimi Touré ou Amadou Mame Diop. Le débat, c'est l'attitude de tous les députés à l'Assemblée nationale et ce qui est à l'origine de cette attitude. On nous parle de ministres, députés, on nous parle du mode de scrutin. Opposition bi boycotté. Parti au pouvoir ou coalition au pouvoir, c'est une décision de voter. Il y a quelqu'un que tu m'as dit, un confrère de la presse qui est à l'étranger actuellement, un doyen. Ce qu'il a soulevé, que je trouve intéressant, moi, Benno, ils ont un chef qui est le président de la République. Wallu, est-ce que dégg nga waa Wallu démb ci coow loolu yëpp déggoo leen parce qu'ils ont un chef qui reste le président Macky Sall Abdoulaye Wade ou son fils Karim Wade ñoom ñoo téye seen parti mais Wallu Yewwi kan mooy seen chef nee nañu Khalifa Sall moom mooy coordonnateur mais armée mexicaine moo nekk Yewwi ku ci nekk Sonko dafa yore partem yore ay nitam yore ay députéem day décider nu mu ko neexee Khalifa Sall day fa yore ay nitam di décider également nu mu ko neexee l'attitude par exemple de Ahmed Aïdara parce que dañoo jël ñoom fal kenn ne ni kooku moo war a doon seen candidat pour présidence bu Assemblée nationale mais c'est parce que armée mexicaine moom moo fa nekk aujourd'hui le débat ce n'est pas les personnes
le débat c'est ce que les députés nous ont montré à l'Assemblée nationale. foofu la dañuy war a teg mais Mamadou Fofana jàppale ma rek Mamadou Fofana jàppale ma non poste bu toll si yow laa jël Mamadou Fofana jàpp ci parce que Birahim nag une lecture politique bu taxawee mënoo def une lecture politique te waxoo si Aminata Touré parce que 2024 la ñu jëm bi ñuy def lecture générale nag ci comportement député yi loolu dinañ ci ñëw léegi jëm ci comportement député yi damay ñaan muy télé yi nga xam ne ñoo nekk Sénégal gi yëpp boo leen di waneti image yi xeex yi def leen ki interdit au moins de 15 ans interdit au moins de 15 ans parce que ñun suñu doom yi nekk suñu kër yi waruñu gis comportement bii nga xam ne ay pas yu xeex waaw ay pas yu xeex du ñu ay donneur de leçon député yi ñu gis fii mën nañu maanaam conseiller élèves ya tëj école xotti kaye ya parce que ñii dañoo ubbi damm ay table rucc ay micro ñii dañoo tëj xotti ay kaye kiif benn la donc def leen ko interdit au moins de 15 ans suñu doom yi bañ koo gis parce que ñii du ñu ay donneur de leçon du ñëpp nag parce que am na si ay député yu nga xam ne nii démb fi ñu toog fi leen ñu toog bàyyi leen ñoom ñu nekk seen spectacle di defante en tout cas lu mu ci manti doon yéenekaay bi jàpp leen ne yéenekaay groupe des médias Tribune dafa ñëw ci installation 14e législature bi ne honte la wax fa dëgg neex yàlla askan wi dañoo rus ndax ñoom ñoo tànn ñan la ñu tànn mooy député yi nga xam ne ñoo dem ba assemblée nationale benn nekk fa di fa saagante ñaar nekk fa di fa dóorante ay kurpañ maanaam xeex ba ñett maanaam jaxase li nga xam ne moom mooy assemblée nationale ba table yi ca bëri damm nañu ko micro yi wekk nañu ko yii la député la ñu tànn kon suñu tànneef moo ñu tooñ yéenekaay bi di kat ci nekkoon nag lii nga xam ne moom moo am sa assemblée nationale ay takk de daal di fay dikk nee nañ naam dugguleet waaye mënuñu ko fa daanaka na si génération yi bari yu nga xam ne mësuñu koo gis ay gendarme yi nga xam ne ñëw nañu encadré li nga xam ne moom mooy vote bi ñu mel ni ku nekk si état de siège foofu si assemblée nationale surprise président Macky Sall nag ñëpp gis nañ ko moo di Mamadou Mame Diop mi nga xam ne moom la ñu andi teg ko muy seen candidat mu mujj nekk président assemblée nationale Aminata Touré mu mel ni kon loolee daf ko metti àndu ci tànneefu président Macky Sall mu budde nee nañu nag xaaju guddi la ko président Macky Sall dalal ñenn ñi nee nañ fake news la ñenn ñi nee nañ am na lu mu ci manti doon yéenekaay bi nee na Macky la reçoit en urgence donc nag loolu ñoom ci boppam xëy na dinañ vérifier information bi ngeen gis Guy Marius Sagna sa kaw table ba loolee nag tax na installation heurtée de la 14e législature ñu ne Guy Marius Sagna ak Barthélémy Dias irresponsable nee nañu nag neexul ba neex bu ñuy wër responsable bay tànn ay responsable kenn du ci boole Guy Marius Sagna kenn du ci boole Barthélémy Dias ndax démb comportement bi ñu wane sa assemblée nationale loolee ci boppam tas na yaakaar loolee nag yéenekaay bi dikk na ci docteur Amadou Mame Diop pour déjouer donc les pronostics donc yéenekaay bi dikk na ci Vox Populi dafa ñëw ci suñu député yi nga xam ne ñoo nekk ci 14e législature bi booy woo député boo ko respecté da nga naan kaan honorable député waaye nag Vox Populi nee na ñii mérité ñu titre honorable bi ndax nag li ñu wane démb wax fa dëgg neex yàlla baat boobu gàtt na loolu honorable député waaye doo ko jox koo respecté doo ko jox ki nga xam ne ni wax fa dëgg neex yàlla doo ko jox koo respecté wul donc nag ñii mérité wuñu titre honorable bi donc kenn du leen ko jox ndax nag ni ñu doxalee démb wax fa dëgg neex yàlla opposition bu nga xam ne ni bloqué na installation bureau bi pendant 5 heures de temps donc gis nañu ko sa assemblée nationale installation bu nga xam ne nii ci kaw la ñu ko def sa assemblée nationale yéenekaay bi dikk na si la surprise du chef de l'État neexul benn yoon Aminata Touré ma nga xam ne moom moo mujjee gedd ndax xaar na ba xaddi toog na ba wër ko fa dëgg neex yàlla mënatul toog mu wan leen ginnaaw daal di nag dem donte nee nañu procuration la def ñu jël ak votam Amadou Mame Diop installé au bout de 10 heures de tension defante gu metti jël assemblée nationale soppi ko arène soobu ci ak defante gu metti la ñu gis foofee ci yéenekaay bi Coumba Ndoffène Ndiaye mi nag moom moo nekk faux député ba nga xam ne sañse bu jekk mi ngi nii usurpation de fonction xam nga am na fi député mu doon wax daa jël sa ban toog moom grand boobu la sol sax est-ce que loolu moo ko inspiré Yacine député mu doon wax bu amal fulla gàddu sa ban nga dem toog bu ñu la installé nga installé sa bopp député bi installé na boppam Coumba Ndoffène Ndiaye mii dem na toog et puis takk na pince comme ñëpp ci député yi xam fu mu ko jëlee ñëw toog installé wu comme boppam am na réussir na am ay moment de gloire am moom ci CV mën nag ci boole lu muy wax ay doomam ak jabaram faux député kese la mën a wax faux député la Mamadou Masali yi si yéene kaay bi également fusillé na député di Barth ak ay ñoñam yëkkati na si ay kaddu ñu ñëw ci Sud Quotidien dafa ñëw ci installation de la 14e législature des honorables ay député yi nga xam ne mérité nañu baatu honorable député yéenekaay bi dikk na ca Mimi Touré na mu geddee séance ba gendarmerie ba na mu dikkee ci li nga xam ne moo di sa penc ma yéenekaay bi dikk na ci ñu jàll ci li nga xam ne rek ba tey moom mooy assemblée nationale ak anam nga ñu ko installé mu mel ni kon kii nga xam ne rek moo di l'évidence
dikk na ci wala direct news daf see ñëw direct news daf ñëw ubbi tey xeex tey la face hideuse de l'hémicycle mi ngi nii Yewwi Askan Wi wane nañ seen bopp mu mel ni sa assemblée nationale démb Barthélémy Dias xam ngeen ne kon na mu doxalee bu dina micro ya Guy Marius Sagna wane boppam yéeg ci kaw table ja rupture ba ñu doon jot ba ñu doon xaar te ñoom opposition bi ñu jaay ñu ko ba ñu jënd ko ndekete yaakaar bu tas la moo tax Mamadou Massaly nag mayu leen dara nee na neexul ba neex mais suñu député opposition bi jot na nag ñu wax ak ñoom ndax nag ñoo fi waxoon ne buñ dikkee rupture am te gisuñu fi rupture xeex ba nga xam ne moom lañ leen demee ko assemblée nationale ñoom ñoo ko fa def yéen ñi nga xam ne yéen a doon Barthélémy Dias ak ñi nga xam ne ñooy ay ñoñam neexul ba neex jot nañu dëj leen si ànd wax leen dëgg ndax nag nañu doxalee saaga xasante tamante ndëm sa assemblée nationale loolu la ñu fa doxalee te la ñu waxoon askan wi du loolu kon nag jot na ci boppam ñu reeteet leen yéenekaay bi moom moo ci dikk di direct news nee na honte nag yaakaar bu tas gën tërëy doxalinu suñu député opposition bi Mamadou Massaly noonu la tontoo Yewwi Askan Wi ak wàllu 24 heures dafa ñëw ci crépuscule d'un régime moom nag 24 heures nee na lii nag dafay firndeel kon nguur guy waaj a jeex yéenekaay bi dikk na ci moom foofu la ko féetale bés yéenekaay ne nag pourri pur jeu de mots la nee na ay député yu nga xam ne ni jeexul ba neex waaye mbalit ma rek la ñu jekk rupture ba ñu woote woon mi ngi ca mbalit ma bagarre maanaam xeex saagante saccage maanaam yàq ya nga xam ne moo nekk sa assemblée nationale ak tamante ay buddinte greffage ak ay menaces la ñu nemmeekoon démb vote bu nga xam ne nii gendarme yi ñoom ñoo ko encadré Amadou Mame Diop nekk sa li nga xam ne moo di jalba te njariñ ja gis nañ ko nanu ko falee wax fa dëgg na xeyal des na yëngal Barthélémy Dias El Hadji Ahmed Aïdara ak Lamine Thiam ñu teg leen de côté Yewwi Wallu boycotté Aminata Touré yaakaar naa ne kon nag sa rebelle daal di wane boppam dafa mel ni kon nag Aminata Touré mii ñu bëri njortees nañu ni kon soo moytuwul dana wan gannaaw Benno Bokk Yaakaar taxawal ay mbiram ndax nag boo xisee ci réseaux sociaux yi gañe na lu mu ci manti doon sympathie de beaucoup de Sénégalais ndax ñu ci bëri jël nañ seen profit def ci photo Aminata Touré. L'As quotidien dafa ñëw déshonorable député donc ay député yu nga xam ne nii neexul ba neex la ñu doon def démb mooy xeex robinet mbedd la ñu fa nekkoon noonu xeexu robinet mbedd boo koy fàttelu moom la ñu fa gis waaye wala école bi waaju ubbi rek garderie yi d'enfants xale yi di nappante loolu la ñu gis assemblée nationale boo xam ne forceps la ñu fa nemmeeku 14e législature bu ñu installé ci ab confusion loolu la ñu gën a gis critique yéen kaay moom moo ci dikk l'exclusif ubbi tey xeex tey sabotage bi nga xam ne nemmeeku nañ ci l'évidence dikkaat ci Yewwi Wallu Mamadou Lamine Massaly ne kii pour arrêter ces gros et grands enfants qui refusent de grandir nee na ay député Wallu Yewwi ay xale lañ te bëgguñu màgg neexul ba neex ñii mérité ñu place bi nga xam ne moom lañ leen yóbbu sa assemblée nationale ndax nag li ñu doon woote ndekete nekkul ci ñoom ay bukki yi ay bukki yi sàngoo deru béy lañu donc dem nañu assemblée nationale tas nañu yaakaaru askan wi ndax ñii mérité nañu fu ñu leen teg noonu la gisee kon nag moom Mamadou Massaly ci assemblée nationale ñu jàll ci l'info ba tey chien li la ko tuddee sa hémicycle mu ngoog ay député yu nga xam ne nii neexul ba neex la ñu doon def foofee sa assemblée nationale tas nañu yaakaaru askan wi cérémonie d'installation de la 14e législature les heures sombres bu ñu waxee heure maanaam defante nga xam ne moo amoon sa assemblée nationale ak nag wax fa dëgg na yàlla démocratie bi nga xam ne jot nañu ko fa salfaañe démb ñëpp dund nañu ko askan wi ñu ci bëri yaakaar gu tas la ñu ci amee le quotidien dikkat ci début de l'hémicycle voilà dafa mel ni kon cirque moo amoon sa assemblée nationale wala mbirum grand théâtre ku si nekk caméra yi samp na ñu ne nañu wane nañ ci profité wane suñu bopp am na si ñoo xam ne moom tapis rouge ba man bi ma taxawee assemblée nationale biñ duggee sa réseau ba niñ génnee ñoom ñi tapis rouge ba rek lañ ko kal di photo xam naa boo demee seen salon dinañ ko agrandir ba sonn ndax ñoom ñëpp comme ku nekkoon cérémonie Cannes le vrai journal député waaw parce que askan wi si boppam dañu leen jéppi fu mu nekk nii waaye du ñu ay député député du peuple xam naa ne moom ren ji boo maytul duñ ko am un spectacle affligeant kay ndax nag lii wax fa dëgg na yàlla dafa ruslu si sunu député yi xeeblu na torop si député yi cacophonie totale la ñu nemmee ku démb kenn dégluwul sa morom ndax ku nekk yaa ngi xool noo doon jéem rek wane sa bopp ci kanamu journalistes yi les échos ni installation 14e législature les députés rivalisent d'indiscipline et d'incorrection ay députés yu nga xam ne nii ku si gën a yaradiku si ñiñ ko sañ a wax démb wane nañ seen bopp kon nag député yi kon démb neexul ba neex waaye wane ñu fa li nga xam ne moo tax ñu teg leen fa réew mi quotidien entre boycott et bagarre
loolu la ñu jàpp ci yéene kaay bi Sud Quotidien wax nañu ko dikk nañu si mais également Vox Populi bi kon nag Yacine yaakaar naa ne yéene kaay yëpp laal nañu ko te ñëpp ñu ngi revenir un peu ci li nga xam ne moom mooy doxalinu suñu député yi enquête ne inacceptable yaakaar naa ne kenn waru koo nangu Dakar Times ne première session parlementaire de la 14e législature député vous nous faites honte ngeen xam ko ngeen bañ koo xam tey jii kenn bëggul am mbokk wala xarit wala waaju ci doxalinu ndax doxalinu yenn député yi ndax du ñëpp ndax démb da nga gis ay député yi nga xam ne fi ñu toog fi la ñu toog ndax xajuñu ci yenn yi bëgguñu ko xeetlu donc du ñu jël ñëpp boole leen ci benn mbuus am na ci ay député yu nga xam ne fi ñu toog démb fi la ñu toog ndax nag li ñu gis foofu xajuñu si mais am na ci ay député yu nga xam ne nii seen doxalin bettul kenn ñu jeexalee Odia dafa ñëw jël arène assemblée nationale def ko arène nationale gis nga député yi nekkoon ci biir ñenn ñi seen greffage bu xati nañ ko sànni ko fële ñenn ñi défilé de mode lañ fa nekkoon Aminata Touré blessé de guerre mënees nañu ko tuddee ak ay béykat mi ngi dox dem wane ginnaaw président assemblée nationale baa ngi fii fës ke ne dóor cloche bi ngir combat bi door te combat bi door na sax gis nga leen ne ci ring bi El Hadj Ahmed Aïdara Guy Marius Sagna Barthélémy Dias jigéen ñi doon xëccante ay greffage gis nga leen ne ci biir en tout cas assemblée nationale 14e législature ba nga xam ne la muy xeeñ neexul benn yoon te xeeñul benn respect ndax nag yaakaar gu tas gi nga xam ne askan wi am nañ ko si ñoom yaakaar naa ne kon lii rek lanu nemmee sa assemblée nationale te nag soo moytuwul dana doon assemblée législature bi gën a yées si législature yi ndax 13e bi dañ doon wax ne moo ci gën a bon waaye daanaka nag 13e bi au moins buñ koy ubbee ñu ko ak xeex ak ay saagante ak ay puxante greffage donc bii ñu ubbee ak ay xeex ak ay saaga dikkati naa ubbi tey xeex tey lii de la député yi amoon yaakaar ci ñoom daal di jëf démb ci assemblée nationale l'exclusive yéene kaay na ma république bi ci boppam la ñu daal di offensé daal di tuutal askan wi ba ñu mel ni pep seeni bëgg-bëgg di poste yi ñu daal di koy yéegal nag ba mu daal di kawe fakaal moo amoon yaakaar ci ñoom daal di leen di fal tribune yéene kaay ne ma gàcce day bu doonuk sombi ni ki démb ñoom assemblée nationale suñu député yi guuxuñ ca dañu daal di teen ni ko sàcc naan yéene kaay des médias bi daal di may xamal ne ni ki démb day lañ doon installé fukk ak ñeenteelu législature bi waaye gàcceel nañu Sénégal ci réew mi gàcceel ko ci bitim réew waxante yu ñaaw wax yu salte ay saagante ay xastante ni ki démb ci assemblée nationale ba ñu ni déeta waay tribune yéen kaay ne ma ñuy xeexoo seen biir ñoom député yi perruque yi naaw daraaye di wàcc ay acte vandalisme yoo xam ne nii kenn mënu koo nataal ni ki démb gàcceel askan wi yëpp tribune yéen kaay ne ma ay gendarme ci boppam ñoo mujjee dugg ci assemblée bi di encadré wot bi l'exclusive yéen kaay ne ma vandalisme démb am na ci assemblée nationale ñàkkub yar réewande gu mat sëkk war nañ ko démb ci assemblée nationale sabotage war nañ ko ci assemblée nationale te kat lii yéen kaay bi daal di may xamal ne gars yi yeewi askan wi nag ñoo ko def ni ki démb ñoom député bu opposition bi ni ki démb dañoo dem taxaw ne dañuy bloqué wot bi fas yéene nag buddi micro bi ci loxol doyen ba nga xam ne ni ki démb moo doon présider séance ba ñuy jël bulletin yi nga xam ne moom nañu war a wotee di ko sànni ci suuf di yéeg ci kaw table yi di sànni bouteille ndox bi di budde ay séance ni ki démb maanaam daal daanaka ab film moo amoon ni ki démb ci assemblée nationale libération yéene kaay ne ma jaxasoog pëcc xoode te coow laa nga bàyyeekoo nag ci ministre yi nga xam ne dañoo falu nekk ci gouvernement gi ba noppi bëgg taxaw ne nag ñoom dañuy wote bokk ci ñuy tabb njiital assemblée nationale libération ne ma donte conférence des leaders bu yeewi askan wi dafa taxaw ne Barthélémy Dias la tabb moom El Hadj Ahmed Aïdara dafa taxaw ne candidature am bii da koy daal di maintenir terewul moom El Hadj wotewul waaye yeewi askan wi wotewuñu ca noonee ca la député yi tàmbalee sànnin tey bu tey ni xale di xëcc ay micro di ko buddi di saaga ay nday yu ñaaw lool di xeexoo kurpañente xëccante perruque ci biir assemblée nationale Barthélémy Dias ne la ñuy laaj de yomb na moom moo di nag ñu daal di respecter constitution waaye itam règlement intérieur bu assemblée nationale Pape Djibril Fall ne ndaw gàcce image bi nga xam ni Sénégal wane na ko ni ki démb àdduna wërgal këpp lii day sagalu ñu benn yoon libération ne ma ñetti groupe parlementaire moo nar a am te Mimi Touré ni ki démb dafa daal di gedd tribune yéen a kaay ne ma tegal sa baaraam maa ngi ñëw ci Mimi l'enquête ne ko inacceptable ni ki démb la am ci assemblée nationale élection bureau boo xam ne dañu koo bloqué ba 20 heures ay député opposition yoo xam ne ak yu nguur gi ñoo doon xeexoo seen biir
Barthélémy Dias daal di mer daal di toj taabal Mimi Touré daal di budde Thierno Alassane Sall bu aar Sénégal ne lii am nii ni ki démb ku ko naqarluwul doogor terewul Amadou Mame Diop mooy président bu assemblée nationale Sud Quotidien ne ma bu leen kenn woowee honorable déshonorable laas yéene kaay ne ay déshonorable député la ñu tudd Le Témoin yéene kaay ne ni ki démb day assemblée nationale la ñu jàpp daal di koy soppi ni arène nationale ay gendarme yoo xam ne nii ñoo taxaw nag di arbitrer vote bi Dakar Times ne leen gàcceel ngeen ñu de gàcceel ngeen Sénégal ci réew mi gàcceel ngeen ko bitim réew moom Cheikh Tidiane Sy ancien ministre ci yéene kaay bi ne comportement bu Guy Marius Sagna ak bu Barthélémy Dias ak ñañu àndal loolee ku ko naqarluwul doo gor Cheikh Bamba Dièye ne na yaatu classe politique bi ci boppam moo gàcceel saa si tembe réewum Sénégal Tribune yéene kaay nañu wax ko te déedé Guy Marius Sagna ak Barthélémy Dias ni ki démb la ñu def irresponsable lañ ko mën a duppee ay jëfu gàcceel nit ni ki démb la ay jëfug maatay la ay jëfug lu ma neex laay def fàtte askan wa leen fal la ñu def ni ki démb ñoom ñaar Direct News daal di may xamal ne ni ki démb kay assemblée nationale bu doon dafa tilim sëlmal nañ ko gàcce ni ki démb waaye Yewwi Askan Wi mel ni gladiateur ñu xeexi woon Barthélémy Dias buddi micro jàmbur Guy Marius Sagna daal di xotti bulletin ya daal di la nguufaan ci urne ba nga xam ne foofee la ñu war a wotee yéeni kaay Pape Diogoy Faye bi ne ma mu ana rupture bi nga xam ne waa Yewwi Askan Wi dañ ko sàkk woon ci fukk ak ñeenteelu législature bi Abdou Khadir Gaye ne ban rupture képp koo xam ne nag la nga xam ne mooy gunguni sa xol mënoo koo libéré day mënoo libéré sab askan les fa yéeni kaay ne ma désordre daal la ñu am ni ki démb ci assemblée nationale wot ba daal di tardé lool waaye coow li nag kenn mënu cee seppee waa Benno Bokk Yaakaar ndax ñoom ci boppam ñoo xam daay gi ñoo teel a jël nag ay bulletin de vote yoo xam ne nii seen turub candidat moo ca daal di nekk di ko tàmbalee séddale ñu ne déeta waaye ay ministre yoo xam ne dañoo yor ñaari fonction bëgg nekk ci gouvernement nekk ci assemblée ne dañuy wote waaye Yewwi Askan Wi am fulaay ne ministre yi mënuñu fee vote ñu ne déeta waaye benn faux député daal di dugg ci assemblée nationale ba jël fa parole masta nekk député kenn mësu koo fal ñu woo ab soxna mu ne mooma dañoo juum libération yéen kaay ne ma déglu nañ ko de te bàyyi nañ ko it le quotidien ne lii de dootul hémicycle la gars yi doon woote rupture wane nañ léegi ne dañuy nax askanuk réewum Sénégal Souleymane Ndiaye bu S2D ci biir yéene kaay bi daal di félicité docteur Amadou Mame Diop xam leen ni nag député yi nekk ci opposition bi loo ci mënti wax ni ki démb daal gàcceel la ñu def réewum Sénégal te sénégalais yi nag daal dina ñuy gis ni ki démb ay député yoo xam ni amuñu argument amuñu projet boo xam ni mënees na ci jàpp mu dëgër këpp yoruñu lenn loo xam ni nii mën na jëmale Sénégal kanam lu dul nag xeexoo violence boo xam ne verbal la wala physique waaye violence daal la ñu yor Souleymane Ndiaye ne la ma gën a metti moom moo di taxawaayu Barthélémy Dias Barth mi nga xam ni parti socialiste moo ko formé mu am formation bu baax ci wàllu politique ni ki démb nag ñu gis ko ci assemblée nationale muy sax-saaxee di jëfe maa tey Guy Marius Sagna ñëw ci assemblée nationale bëgg koo soppi ab zone de non droit 24 heures yéene kaay ne ma nguur guy jeex la de ndax nag moom président Macky Sall xamoon na ni ki démb ni bu nu wotee du am majorité te nag militaires yi nga xam ni jël nañ leen teg leen diggante député yi nekk ci opposition bi ak ñi wote ji loolee daal dinay signifier lu bari sénégalais yi ñoo dem sànni seen xob fal ay député yoo xam ni bàyyeekoo nañ ci opposition bi ni ki démb nag ñoo ñee di wane seen sañ-sañ ñu ni leen doo leen ko fi wanee te nag la am assemblée nationale wane na ni ki démb moom président Macky Sall day bu deful ndànk nguuram gii waxuma la xaar ba mu jeex sax waaye deesu ko ñedd léegi mu daal di able l'évidence yéen kaay ne ma sabotage national daal la député yi def ni ki démb critique yéen kaay ne ma xeexoo mbedd mel ni ay xale yoo xam ne dañoo nekk garderie ni ki démb loolu am ci assemblée nationale réew mi quotidien ne bëccëg bu metti waay fal nañu Amadou Mame Diop waaye ci métit tribune yéen kaay ne Mimi Touré daal di budde wotewul terewul président Macky Sall daal dina koy dalal moom Mimi Touré Le Témoin yéen kaay ne loo ci mën ci déggin moom Amadou Mame Diop mii ay goroy président Macky Sall ñoo ko fallu seen jege ñaale la seen xarit la le vrai journal daal di may xamal ne en tout cas paluk Amadou Mame Diop mii ni ki démb boo moytuwul daal dina xar-xaret Yewwi Askan Wi waaye tam dina tasaare Benno Bokk Yaakaar Le Soleil yéen kaay ne en tout cas kenn xaaru ko woon de moom Amadou Mame Diop mooy surprise bu président Macky Sall le mandat yéen kaay ne ni ki démb kay laaj dafa sampu moom Mimi Touré mii dañoo teppi war maam wala it dañu koo trahir gannaaw bi nga xam ni ñëpp xaaroon nañ ko ngir mu taxaw ci boppu assemblée nationale tribune yéen kaay ne jàppal ni ki démb daal ci assemblée nationale lu ne am na fa xeexoo nañu saagante nañu sànni nañu butee damm nañu table daal di nañuy nguufante la ñu war a wotee buddi nañu ab micro daal di yóbbu taxaw nañu ci kaw ay table ay perruque wàcc na ci suuf ay grand boubou daal di nay rot kurpañante daal dina fay am ay militaire daal dinañ leen di dugal ni ki démb ci biir salle ba ñu ni deetawaay ab faux député daal di dugg ba jël kàddu di wax yéene kaay bi ne ma cib tënk nii la ñu tàmbalee fanweer ak ñeenteelu législature bi di député yi yees yi tey jii ñu war a taxawal bureau yi ñetti groupe parlementaire war a am bu wàllu bu Benno Bokk Yaakaar ak bu Yewwi Askan Wi lii am ci assemblée nationale man ni leen ba suba ci kàttanu borom bi yàlla may ñu yendoog jàmm